ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci livre Thierno Alassane Sall newoon fi directeur u ARTP ministre des infrastructures et des transports terrestres nekkoon également ministre bi ñu dénk wàllum énergie lépp ci nguuru Macky Sall. moom nag dafa génne benn livre dippee ko protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole te mu génn ayu bés yi ñu weesu. mu doon livre boo xamante ni itam jur na coow rawatina ñi féete ci nguur gi parce que ñoom dañu jàpp ni Thierno Alassane Sall ay secret d'état lay fësal maanaam loo xam ni kenn du ko wax ci mbooloo. déjà dinañ def benn taxaw seetlu bu ndaw ci lan mooy secret d'état ndax respecter secret d'état mooy noppi ci sàcc ak luubal xaalisu réew mi. est-ce que ab sénégalais doon patriote war na noppi bu seetloo ni ñi jiite réew mi ñu ngi luubal ak complot ci ndodd askan wi. loolu ay question yu mat a leeral la parce que sénégalais yi aussi waratuñu nekk di leen nax ci ay termes ay slogan yu ci mel ni secret d'état droit de réserve ak yu ni mel. bu weesoo ñi féete ci nguur gi itam mu am benn journaliste bu ñëpp a xam bu yëkkati ay kaddu ci livre bi Thierno Alassane Sall fësal muy ay kaddu yu ñagas mais bu fekkoon ni sax moom dafa lire livre bi ñu mën a comprendre parce que ab téere mënoo cee joxe sa xalaat tant que gëstuwoo li ne ci biir loolu ñeme yàlla gënu ko rëy. mais yow liiroo livre bi xamoo lu ne ci biir ne sénégalais yi bu ko kenn jënd daañu ñëw ci moom parce que ñu mel ni ñoom ñoo tax sénégalais yu ci bari nekk dans l'ignorance maanaam réeree mbir lu bari ci biir réew mi alors que ñoom journalistes yi ñoo waroon dimbali askan wi ñu xam li xew ci biir réew mi ak naka la ñu yoree Sénégal. ñun nag pour bañ a tomber ci erreur boobu noonu maanaam ñàkk a xam li ne ci biir livre bi ba pare bëgg cee joxe suñu xalaat moo taxoon boobu ak léegi kenn dégguñu si ñu àddu ci. gannaaw nag bañ ko yéree ñu ne nañ ko partager ak yéen rawatina ñi nga xam ni amuñu possibilité lire ko duñu nag wax li ne ci livre bi yépp parce que déjà xajul ci benn vidéo téere bi 500 pages la juróomi téeméeri xët ñaareel bi mooy œuvre jàmbur la amuñu droit wax li ne ci biir yépp sinon dañuy def li ñu wooye ci wàllum yoon violation des droits de propriété intellectuelle. mais dinañ wax li gën a am solo ci livre Thierno Alassane Sall bi muy wàllum contrat pétrolier yi nga xamante nii bokk na ci li tax mu génn ci nguuru Macky Sall. maanaam naka la France ak benn groupe politicien sénégalais yu ndaw kompaloowee ci ndoddu askan wi ci ressources yoo xamante nii ñun mënoon nañ cee jaare tëdd ba faw maanaam li feeñ Sénégal ci pétrole ak gaz suñu nguur bu signé woon ay contrat yu baax a baax même sénégalais bu liggéeyul maanaam ab chômeur dina gis boppam ci biir réew mi. loolu bokk na ci li ñu gën a marqué ci livre bi te baax nañu leeral ko sénégalais yi nga xamante nii xamuñ mesuré wuñ xéwal gi nga xamante ni suñu borom may nañu ko te ñu caxat-caxatee ko ci ay contrat yu jaarul yoon. ñu xam itam également lan moo xew seen biir réew ak lan la ñuy nas ci kaw ak ñi nga xam ni ñooy jiite. pour ñi nga xamante ni ñi ngi laaj kan mooy Thierno Alassane Sall parce que am na ñu féete ci nguur gi yu fexe ba def ci bopp yenn sénégalais yi ko waa ji dafa nekk ci nguur gi lekk ba doyal génn di sànni xeer ñu bari loolu lañ ko bëgg a présenter. en tout cas ñun bu ñuy juger nit dañ koy juger ci parcours am maanaam jaar-jaaram ak poste yi mu jot a occupé ci carrière am. ak fu ne lan la fa def te bu ñu sukkandikoo ci première nomination wu Thierno Alassane Sall maanaam bi ko Macky Sall di njëkk a jox ndombal tànk ci biir réew mi def ko directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes muy ARTP en avril 2012 Thierno Alassane Sall bañ ko falee ba ci ëllëg sa mu yëg ni salaire am ak logement am ak yeneen avantages yi mi ngi toll ci 20 millions de francs CFA chaque mois maanaam Thierno Alassane Sall bi ñu ko falee dafa xëy yëg ni ñaar fukki millions lañ koy fay weer wu yàlla sàkk. bi mu ko gisee nag dafa tiit firam dafa dem ci la jëlee rendez-vous ak Macky Sall ne ko salaire bi ngeen may jox dafa bari wàññi leen ko def ko 5 millions. est-ce que yéen a ngi comprendre maanaam yow jàng nga am nga say diplôme ñu fal la ci benn poste jox lay avantage nga ne nañ ko wàññi def ko ci keesu réew mi yaxanal jox ma 5 millions. bu ñu réunir tous les avantages le logement qui était à 2 975 000 le carburant les véhicules le salaire brut. ça tournait autour de 20 millions. Par mois. Oui. Ok. man maa dem gis le président de la République parce que dañu ne woote woon la gestion sobre et vertueuse wax dekkal ngor man maa dem gis kon ko document yëpp ne ko la location de la maison man mun naa ko dàkkal te dàkkal naa ko. carburant bi mun naa ko wàññi te wàññi naa ko oto yi mun naa ci wàññi mais salaire bi yow yaa ko mën a fixé ci la ma nii da ngay dem gis Aminata Tall ngeen ñu def. investigation l'état de tous les salaires de tous les DG ñu xool ñaata la ñu doog a def un décret unique boo xam ne yëpp dañ koy réglementer ci la ñu limiter plafonner les mandats les salaires des directeurs généraux à 5 millions
tey waxuñu ñi nga xam ne ñi ngi ci biir nguur gi di ko xas moom Thierno Alassane Sall gannaaw ba mu génnee livre bi parce que amul kenn ci ñoom ku Macky Sall fal nga wàññi sa salaire au contraire da ngay fexe ba say avantage gën a yokk boole ci di sàcc alal gu baree bari balaa ñuy teggi sa ndombal tànk ba buñ la follee fekk na nga tabax ay immeuble yu baree bari Dakar def ko ay appartement di ko loué. tey bu ngeen gisee ci nguuru Abdoulaye Wade lu tax ay ministres yu baree bari wala ay directeurs généraux depuis 2012 la ñu gëj a am ndombal tànk mais teewul tey la ñu gën a am xaalis. c'est parce que entre l'an 2000 jàpp 2012 dañoo profité wut ay terrain yu baree bari biir Ndakaaru sàcc alal yu baree bari def ko ay immeuble mettre ko sous location. d'ailleurs ci livre Thierno Alassane Sall bi mi ngi souligner suuf si nga xamante nii ñi ngi ko doon séddoo surtout en 2006 lépp mi ngi ci biir livre bi. parce que xam na lu baree bari ci réew mi ci période bu mu nekkee woon ASECNA boobu Macky Sall faloogul woon donc livre bi yamul rek ci nguuru Macky Sall mais dafa remonter ci nguur gi nga xamante ni moo fi nekkoon avant Macky Sall di ñëw. donc day baax ci sujet yu ni mel ñu def benn taxaw seetlu ci jëmm ji d'abord balaa ñuy avancer. Thierno Alassane Sall dañ ko faloon def ko directeur général jox ko ay avantages yu baree bari chaque weer mu war a percevoir 20 millions mu dem ci Macky Sall ne ko lii dafa bari wàññi ko. yaakaar naa ni ñun ñii di wax ak yéen wala yéen ñi nga xam ne yéen suivre ku ko ci bëggoon def say mbokk ñoo lay woo ne la du fi amee bu ñu xañ ci ñu wërsëg kon Thierno Alassane Sall mën nañ ko wax lu ne sauf du homme de valeur. en tout cas ñun jëf jooju kese bokk na ci lu tax ñu gën ko respecté ndax bu ministre yëpp wala directeur généraux yëpp defoon ni moom dinañ yaxanal lu baree bari ci xaalisu réew mi jël ko delloo ko ci askan wi nga xamante nii moo ko gën a yittewoo. nee naa leen li ëpp ci lu ñu waxtaanee ci livre Thierno Alassane Sall bi mooy wàllum pétrole bi parce que ci biir téere bi moom Thierno Alassane Sall dafa xamle ni ndekete du Macky Sall ak Aliou Sall kese ñoo ci amoon ay intérêt. am na ñeneen ñu bokk ci nguur gi aussi yu doon liggéeyal yeneen compagnie étrangère yu jugee bitim réew te ñu jox leen ay licence biir Sénégal ngir ñu mën a exploiter suñu pétrole. Thierno Alassane Sall cité na ki nga xam ne mooy Serigne Mboup nekkoon directeur général Petrosen te jamono jii mu nekk directeur général bu SAR ndekete moom Serigne Mboup da doon représenté benn compagnie bu ñuy woowee Trace te entreprise boobu noonu jox nañ ko benn contrat de recherche lépp mi ngi ci biir livre bi. Thierno Alassane Sall tudd na également ku ñuy woowee Abdoul Aziz Mbaye newoon directeur de cabinet Macky Sall newoon fi aussi ministre bi ñu dénk wàllum culture moom la ñu yónni woon en 2012 jamono gi Macky Sall di soog a falu ngir mu wax waa IGE def enquête ci contrat bi ñu jox Franck Timis ndekete moom Abdoul Aziz Mbaye da doon liggéey pour intérêt benn compagnie pétrolière bu ñu wooyee Elenilto groupe bii nii la Macky Sall jox benn bloc pétrolier offshore ngir ñu exploiter ko kan moo nekkoon seen courtier Abdoul Aziz Mbaye lépp mi ngi ci biir livre bi maanaam ñoom bu ñu déggee ni Sénégal am na pétrole ak gaz ku ci nekk da ngaa dem wuti benn entreprise bitim réew boo xam ni yow yaay doon courtier am léegi comme que yow yaa ngi ci nguur da ngay fexe ba entreprise boobu noonu ñu jox ko contrat d'exploitation léegi su ko defee société bi daf lay jox ay pourcentage benn contrat par exemple mën nga ci am ay commission wu des centaines de millions wala des milliards donc il faut que nit ñi comprendre mafia bi xew ci bopp réew mi. dafa am benn groupe bu ndaw ay politiciens buy lijjanti ay contrat di jouer rôle courtier di jot ay pourcentage ci ndoddu askan wi moo tax buñ leen naan pétrole wala gaz génnul ku nekk di wax c'est parce que dañ leen bëgg a tuur lëndëm gars yi négocier nañ contrat yi yàgg na ba courtier yi ku ci nekk jot sa wàll ci tong-tong bi. sànq wax nañ leen ni Abdoul Aziz Mbaye la Macky Sall yónni woon bi muy soog a falu ngir mu wax waa IGE def enquête ci contrat bi ñu jox Franck Timis léegi bi IGE defee enquête bi loolu leeraloon nañ ko ci vidéo bi ñu defoon ci Petro-Tim IGE moo xamle ci boppam que ni contrat bi jaarul yoon dañ ko war a annuler parce que Petro-Tim amul moyen technique ak financier pour exploiter suñu ressource mais ci biir livre bi Thierno Alassane Sall dafa xamle ni Franck Timis def ba xaritoog Aliou Sall bi nga xam ni mooy rakku président def ko consultant alors que Aliou Sall amul benn xam-xam ci wàllum pétrole Aliou Sall formation journalisme la def Franck Timis jaar ci moom embauché ko créé xaritoo digganteem ak Macky Sall. Thierno Alassane Sall ba tey ci biir livre bi dem na ba ne Franck Timis bu daan négocier sax pale lay dem gis Macky Sall du jaar ci moom mi nga xam ni mooy ministre bi ñu dénk wàllum énergie d'ailleurs dañ daan organiser réunion ci biir ministère am moom Thierno Alassane Sall compagnie yu ci mel ni Cosmos wala BP ñoom ñëpp teew mais Franck Timis moom pale lay dem gisee ak président loolu moo tax kenn mësul annuler contrat bi ñu ko jox te IGE ci enquête am wax ni nañ ko neenal parce que du yoon noonu la Franck Timis def
komploowee ak Macky Sall ak rakam bii di Aliou Sall ba finalement dafa mujj jaay part yi nga xamante ni am na ko à des millions de dollars. léegi nag question bi mooy ñaata la ci président am ak rakam. xëy na bés bu ñu jógee ci bopp réew mi ba ñu toppee leen li nga xam ne mooy haute trahison ak ñi laale ci mbir mi lépp dina leer ndax Macky Sall ak njabootam li ñu xañ génération yi ñëw dafa bari lool suñu avenir u réew la ñu sacrifié. gannaaw ba li lépp amee nag Thierno Alassane Sall ba tey ci biir livre bi sàkku ci Macky Sall ñu arrêté négociation wu contrat yi nga xamante ni signé guñ ko. benn bi di bloc Rufisque offshore profond. en attendant ñuy régler yeneen contrat yu ci mel ni bu Franck Timis bi parce que Thierno Alassane Sall moom li mu jàppoon mooy contrat boobu noonu dañ ko war a régler dañ ko war a annuler mais moment bi muy xeex loolu noonu ñi ngi négocier contrat wu bloc Rufisque offshore bi nga xamante nii bokkoon na ci zone yi gënoon am solo jamono jooju mais Thierno Alassane Sall dafa ni Macky Sall jarul ñuy yàkkamti boobu d'ailleurs ponkal yu bari ñi ngi koy xëccoo donc Sénégal bu négocier lu baax mën na ci am lu baree bari parce que période boobu noonu British Petroleum taxaw na pour exploiter ko ak yeneen compagnie yu ci mel ni Cosmos Tullow Oil société bii di Phare ak yeneen compagnie ñi ngi ci atum 2016 léegi bi France yégée ni anglais yi ak australiens yi ñoo ngi xëccoo bloc Rufisque offshore bi jamono jooju François Hollande moo nekkoon président ci lañ yónnee seen premier ministre muy Emmanuel Valls biir Sénégal en septembre 2016 mooy visite bi mu fi defoon ngir lan Macky Sall jox bloc boobu noonu nekk Rufisque seen entreprise réew bi nga xam ne mooy Total. 3 mois après maanaam gannaaw ba fi Emmanuel Valls ñëwee France invité Macky Sall en décembre 2016 ngir lan mu signé accord bi maanaam permettre Total exploiter zone boobu noonu. juste pour expliquer leen que ni saa yu fi njiitu France ñëwee Sénégal wala ñu invité suñu njiitam réew c'est pour signer loo ko ay contrat yoo xamante ni ñun duñ ci xam dara. mais li garaaw ci mbir mi te Thierno Alassane Sall leeral ko ci livre bi mooy Petrosen période boobu dafa jotoon ay demande entreprise yu bari yoo xamante ni ñoom dañu sàkk woon exploiter bloc Rufisque offshore bi ñu ràññee ci Total BP Cosmos ak yeneen compagnie léegi Petrosen càmbar dossier wu entreprise bu ci nekk daal di leen classé te bi mu leen classé Total ci boppam 5e position la nekk benn entreprise kese la raw maanaam bokkul sax ci 3 premières entreprises yi nga xamante ni ñoo présenté offre yi gën a baax pour Sénégal donc Total ci boppam amul woon benn chance pour gagner contrat bi mais Macky Sall dafa organiser benn conseil des ministres xamal leen ni entreprise française bi nga xam ne mooy groupe Total lay jox bloc bi nga xam ne mooy Rufisque offshore. Thierno Alassane Sall nag ne ko président groupe bi di Total remplirul critères yi te li muy proposé arrangé wul réewum Sénégal Macky Sall ne ko loolu amul solo. ba tey Thierno Alassane Sall mooy wax mu ne ba ko président tontee loolu mu ne léegi li fi sës mooy ñu wax waa Total ñu yokk li ñu proposé su ko defee Sénégal bañ cee gaañu entreprise bi nga xam ne mooy Total lànk ba tëdd ci suuf ne ñoom li ñu proposé fa la ñuy yem maanaam Total moo soxla suñu pétrole au lieu que moom mu neexal ñu ñun ñooy wëlbatiku di ko neexal te lépp ki ko waral mooy Macky Sall. gannaaw loolu Macky Sall yónnu Mahammed Boun Abdallah Dionne na ko waxal Thierno Alassane Sall mu gaaw signé contrat bi. Thierno Alassane Sall tontu ko ne ko sama tur duma ko associé ak contrat bi nga xamante ni Sénégal lay gàllankoor dooleel réewum France loolu la Thierno Alassane Sall tontu Boun Abdallah Dionne. ci biir livre bi Thierno Alassane Sall partagé SMS yi nga xamante ni mi ngi ko doon échanger ak Boun Abdallah Dionne gannaaw bi ko Macky Sall yónnee ngir moom Thierno Alassane Sall signé contrat bi maanaam li gars yi di woowee secret d'état alors que mbirum banditisme la. ci premier SMS bi Mahammed Boun Abdallah Dionne ne Thierno Alassane Sall waxtaan ak sa gars yi nga gaaw signé ndax dara mënul téye contrat bi am Boun Dionne yokk ci ne ay fukki at ci ginnaaw kenn mësul xalaat am bonusu 25 millions de dollars maanaam bu Macky Sall signé contrat bi am na bonusu plus de 12 milliards 600 millions de francs CFA bu koy xaar Boun Dionne dolli ci ne ko déjà dara wóorul ni foofu pétrole am na fa maanaam Rufisque offshore bi nga xamante ni bëgg nañ ko jox Total. teg ci Boun Dionne mooy wax ba tey làkk ko ci anglais ne ko let us think positively amal njort bu rafet. Thierno Alassane Sall tontu ko ne ko xalaatuma signé contrat yi. Boun Dionne laaj ko ndax xam nga la ci nar a fekk boo signé wul contrat yi. Thierno Alassane Sall tontuwaat ko ni xam naa ko bu baax a baax moo tax moment bi may wax ak yow maa ngi sama lettre de démission. Boun Dionne ne ko maa ngi ñaan nga denc sa lettre bi di signé après dinañ xool. Thierno Alassane Sall bañ ba tëdd ci suuf
mu jul signé contrat Total bi daal di déposer lettre de démission génn ci gouvernement bu Macky Sall avant sax ñu koy dàq. mais teewul Macky Sall mujj naa signé contrat bi jox ko waa Total mooy li ngeen di seen nii lien wu document bi def nañ ko ci description wu vidéo bi te lépp ci pression wu France. moo tax bu ñu leen di wax ni Sénégal amul président yu mel ni moo tax Macky Sall gouverneur France de biir Sénégal ba bu intérêt France taxawee intérêt Sénégal taxaw Macky Sall réewum France lay protéger bàyyi ñu dee ci torox tànge. léegi révélation yi yëpp nga xam ne Thierno Alassane Sall def na ko ci livre bi nee naa leen mënuñoo wax lépp mais dañ ci cof benn bi ci gën a am solo muy wàllum pétrole mi. lim ci révélé lii lépp nag moo tax ñu bari naan dafa violer li ñuy wooyee secret d'état maanaam ñoom li ñuy wooyee secret d'état mooy sàcc ak luubal yi nga xamante ni nguur gi mi ngi koy def te askan wi du ko yëg kenn amul droit wax ko maanaam yow nekkal complice bokk ci ñi nga xamante ni ñuy tuur lëndëm askan wi di sàkkal pexe seen ressource ci seen ndodd. yaakaar nañ ni tey débat bi fi mu waroon nekk mooy Thierno Alassane Sall li mu wax ci biir livre bi du dëgg mais ba tey moment bi ñuy wax yéen ñi mu tudd seen tur ñëpp ci biir livre bi. amul kenn ku ko ci porter plainte cela veut dire que lépp lu mu wax dëgg la dafa leeral li ñu bari doon jortu di banditisme d'état bi am ci réewum Sénégal délinquant financier yi nga xamante ni ñooy jëm paak ginnaaw kenn ku ne ci askan wi taxaw nag ne kenn du ko fi wax ba pare wut ay soi-disant journaliste maanaam seeni waxkat yoo xam ni ñoom seen rôle moo waroon nekk di def ay enquête ay investigation di leeral askan wi luubal gi ñuy luubal seen alal saa su ne mooy genre Aïssatou Diop Fall bi nga xam ni moom liirul livre bi ba noppi am dëgër fit gu doy ni ne da ciy joxe xalaatam. livre Thierno Alassane Sall bi évidemment mooy besoin mais honnêtement liiruma ko te fasuma ko yéene lire et je l'assume. non liiruma ko waaw fasuma ko yéene lire pourquoi parce que tout simplement xam nga Sénégal il faut tamit ñu moom ni mu amee courage démissionner bind livre ñun ñii il faut ñu am courage bañ a nekk rek. ñu bañ ñu réduire à un rôle de simple consommateur pour man de n'importe quoi parce que ni ma waxee yaa ngeen ma dégg ñi ma xam ñu bëri xam nañ ne man li may wax li may café noonu dëgg la ci man ne nopp garmi laa am bëtu garmi laa am du ma lire lu ne du ma déglu lu ne am naa droit man ni lii du ma ko déglu parce que du ma ko lire parce que tout simplement pour man par principe je m'explique Chérif yaa ngi wax sànq ne livre bi révélation la pour man du révélation ay déballage la te politique dafa am aussi morale dafa am morale dafa am éthique dafa am pour man Sénégal actuellement li fi xew mooy dañu am une nouvelle classe d'hommes politiques ñoo xam ne xamuñu naka la ñuy xeexee forme de lutte yi waxoon naa ko temps yële passé fii mais il faut ñu xool ko ndax yow doo nekk ci benn position boo xam ne moo lay permettre nga am yenn information yi ñun le Sénégalais lambda le public est-ce que dañu war a xam lépp du lépp dañu war a xam yow sa kër sax Faty am na loo xam ne bu ko mu génn devoir de réserve du lu ñu lay bindal feuille tappal la ko kooku nit ku ne yow yaa koy imposer sa bopp am na lu ñu mën a wax ci mbedd ak loo xam ci néeg la war a ak loo xam warut a génn ci benn cage. donc ndaw si bu ngeen déggee ay waxam mooy nee na boo nekkee ci nguur gis ni ñoo ngi sàcc alalu réew mi ñoo ngi signé ay contrat ngir dooleel France xañ Sénégalais yi ñu profité ci seen pétrole gi leen yàlla may yow loolu boo ko xamee waroo koo wax da ngaa waroon noppi doon complice. heureusement que wolof la wax ndax bu waxoon français ba ñeneen jot si gis ni Sénégal journaliste yu mel nii la ñu am gàcce lay doon pour média bi muy liggéeyee benn gàcce lay doon itam pour ñun sénégalais yi parce que dañ naan Sénégal kon journaliste yu impertinente comme nii la ñu am. et li gën a graaw ci ay kàddoom mooy nee na bu kenn jënd livre Thierno Alassane Sall bi. choix la xam nga ki bind ku joxe information. imposé wala nga lire ko man bonne feuille ñu bëri na man lañ yam te man honnêtement j'appelle tout le monde ku mën a bañ a jënd livre nga bu ko jënd parce que ñun homme politique yi Chérif il faut que ñun ñu yar leen. maanaam moom Aïssatou Diop Fall moo ñuy wax ñun li ñuy jënd ak lu ñu dul jënd te leer na ma ni boo demee ci këram amul bibliothèque parce que ku dégg ni muy waxee di nga xam ni kii cultivé wul. il suffit nga suivre émission yi nga xamante ni mi ngi koy def ak manque de professionnalisme bi nga xam ni mi ngi koy animer ay débat am comprendre que ni kii li mu xam bariwul parce que bu xamoon lu bari dina comprendre que ni même livre bi ngay romb ci mbedd mi livre par terre yi nga xamante ni ñu ngi koy jaayee 300 francs nga romb ko xamoo lu ci ne livre yooyu boo ko jëlee lire ko di nga ci découvrir loo xamante ni mosoo ko woon xam ci àdduna dafay yokk sa culture générale te ñun
loolu la ñuy conseillé képp ku ñuy suivre rawatina jeunes yi livre lu mu ñàkk solo jël ko lire ko baax na parce que da lay permettre nga jàng loo xamul woon. Massamba nag ab livre boo xamante ni day wax mafia bi nga xamante ni mooy xew ci bopp réew mi loo xam ni ci wàllum histoire génération yi ñëw dañ koo war a découvrir xam ni kat Macky Sall gannaaw ba pétrole ak gaz feeñee suñu biir réew moo complot woon ak nasaraan si wanteer leen ko pour ay bonus de signature yi nga xamante ni mi ngi ko ci am comme jamono yi mu jàmm maanaam ni yenn ci suñu maam yi doon jël seeni moromu nit ku ñuul di leen jaay pour ay pakoti ñun noonu la ñuy jaay ak suñu alal ba pare nag ñu ne bu ko kenn wax. ñun li ñuy conseillé ñu ko mën mooy ñu dem jënd livre bi li ci nekk ci ay information bari na doo ko gis ci suñu journaux yi ñu mel ni Thierno Alassane Sall ñun dañu jàpp ni dañ leen war a dooleel parce que Sénégal moo soxla ay hommes politiques yoo xamante nii dañu am lu ñuy bañ seen réew jaral na leen ñu ñàkk yenn privilèges yi Thierno Alassane Sall ci ñooñu la bokk parce que bu ko neexoon moment bii ñu wax ak yéen mi ngi ci biir nguur gi lu président wax mu ne ko waaw bu koy nuyu di sukk comme ni ko Boun Dionne di defee di fayoo ko ay millions profito balaa mandat bi di jeex parce que ñu bari ci ñoom noonu la ñuy def tey bari na ñu taxaw sax naan dañuy xeexal askan wi mais ëllëg bu leen Macky Sall woowoon jox leen benn poste bu ndaw ñu ba xeex bañ doon xeex dem profito ngir lekk ci mbir mi. kon ñu mel nii buñ leen sacrifier parce que jàpp nañ ni bés bu Sénégal di soppeeku ci loxo yi ñu mel ni ñoom lay jaar parce que am nañ éthique am nañ ay valeur am na loo xamante ni jombale nañ ko seen bopp ñu ngi sóoraale aussi yàlla ci li ñuy def ak suñu avenir u réew. kon lii mooy leeral bu ndaw bu ñu bëggoon def ci livre bi mënuñu ko jeexal ñi am possibilité am ko nañ ko wut jàng ci lu bëree bëri ci histoire politique du Sénégal histoire yi nga xamante ni moo fi xew récemment te bëri ay lëndëm kon jàngat bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jàngeen jëf